nga xam te ni nuyu nañ la. waaw di leen fay di leen nuyu yéen ñëpp ñi nga xamante ni aussi yéen ne si plateau bi di nuyu aussi Sénégal yi nga xamante ni dañuy seetaan ci seen web. d'accord ñu tàmbali waxtaan wi ak li nga xam te ni peut-être am na ci benn journal bu ko xëyee mu di wàllum gestion ndox mi fii ci réew Sénégal Sen'Eau ak na mu koy yoree ñu gis ni quand même ba mu fi ñëwee léegi peut-être ak génne réew mi ay jafe-jafe ci wàllum ndox moo ko taxoon a ñëw mais dañu gis ne dafa au contraire le contraire la def maanaam dugal leen ci wàllum jafe-jafe gis nañ ndox mi cher na qualité bi baaxul mais également aussi ndox mi kenn gisu ko fii ci Sénégal très rapidement rek bala ñuy dugg ci waxtaanu ci wàllum politique ak yeneen poñ nan nga gisee gestion Sen'Eau ci wàllum fii ci Sénégal. waaw mais gestion bi gestion bu catastrophique la parce que tey ba ñuy remplacer li nga xamante ni mooy société sénégalaise bi fi nekkoon di jël nasaraan di leen ko jox ñu bëri dañ doon am ay inquiétude parce que dañu ni dafa am loo xamante ni war na mën a das suñu souveraineté hydraulique dafa war a nekk ci souveraineté yi nga xamante ni sénégalais dañ ko war a téye surtout sax bu ñuy wax yenn yi nga xamante ni ay enjeu la ak yenn yoo xamante ni aussi ay risque la parce que aussi jamono ji am na fi muy toll am na yenn yoo xamante ni na ko war garder sa bopp mais nanguñu ñu woon déglu bon parce que dañ doon def je m'en foutisme tout simplement li nga xamante ni mooy préoccupation sénégalais yi gouvernement Macky Sall ak ay njiit ak ay ministre am intéressé wu leen ñoom leen intéressé mooy tout le temps seen logique de partage bi nga xamante ni bu ñuy jox contrat dañuy xool dividende yi. boo leen joxee parce que aussi ci contrat bi nga xamante ni mooy Sen'Eau boobu noonu ñu ngi doon wax affaire de pot de vin mujjul fenn. li nga xamante ni da nga leen koy jox ñu signé le contrat ñoom loolu la ñuy lijjanti mais lijjantewuñu qualité de service lijjantewuñu aussi nëgam offre bi dina mën a satisfaire li nga xamante ni mooy demande bi. tey non seulement ñi ngi wax ci foofu buñ duggee aussi ci li nga xamante ni moom mooy collectivité locale yi ci gox yeeg goxaat yi mais ñoom dañu am problème parce que ñoom seen problème bu gën a mag lu leen ko indil mooy gouvernement Macky Sall ñoom dañu doon am seen gestion bu autonome ci ni ñuy fexee di gérer seen forage mais Macky Sall ñëw indi fa li nga xamante ni moom mooy société aussi française nasaraan société boobu bu mu ñëwee aussi indi leen ay jafe-jafe non seulement gisatuñu ndox mais dañ leen koy jaay ci prix boo xamante ni jaay ñu ko sax ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci zone urbaine donc yooyu yëpp di wane que ni bon lajj la mais aussi benn genre mépris la bi nga xamante ni bu caractérisé par rapport ak préoccupation des Sénégalais. lajj la mais ki nga xam te moom mu nekk ministre bi ñu ko dénk di Serigne Mbaye Thiam gis nañ ko barki Dembo Ndiaye mu ne il faut mu def benn audit par rapport ak li nga xam te moo fa am nga foog ne moom aussi loolu muy def c'est trop tard wala moom aussi ci échec bi la bokk ba tey. non xam nga ay audit yi ñuy wax yëpp bu nekkoon dañ koy pousser jusqu'au bout ñoom ñooy les principaux responsables parce que en fait. d'accord mënoo jël contrat di ko jox koo xamante ni amul compétence requise yi koo xamante ni tegul lu leer lii wane que ni moom buñ ko joxee contrat bi cahier de charge bi dina ko respecté mais kooku en amont boo ko joxee contrat après nga naan da ngay def ay audit da ngay wax lu la neex rek dañuy jéem a nax sénégalais yi parce que ñoom dañuy nekk benn gouvernement réactionnaire bu sénégalais yi commencé am ay inquiétude wala commencé di fësal li nga xamante ne seen ay souffrance la ak seen ay métit mais dañuy génn di wane que ni ñoom ñi ngi jéem a jug ci préoccupation sénégalais alors que c'est pas le cas audit ñu ngi koy dégg boobu ba tey même ci affaire bi moo lay wax léegi ci forage yeeg zone rurale bi mais président Macky Sall waxoon na fi daaw 31 décembre que dinañ fexe ba xoolaat gestion boobu noonu mais lan lañ ci gis amul lenn loo xamante ni gis nañ ko ci Aquaterra mi ngi ko di def lu ko neex village ñi ngi toog ñi ngi leen di privé d'eau waxuma la sax qualité mais d'eau ci bopp dañ leen ko privé alors que dafa nekk lu vital. sax droit la ci nit ki mu am absolument loolu moom c'est un droit universel alors ñu dugg ci li nga xam ne moom moo nekk quand même wàllum politique fan yii yëpp ñu ngi dégg li nga xam te moom moo nekk wàllum amnistie ki nga xam te moom moo nekk Khalifa Babacar Sall ak ki nga xam te moom moo nekk quand même Karim Wade coow li bëri na ci Pape Makhtar bu bëggoon a xam lan mooy sa lecture par rapport ak dossier boobu noonu. waaw bon xam nga liñ ci mën a wax rek mooy président Macky Sall à chaque fois bi nga xamante ni dafay waajal def benn mbir ci Karim Wade wala Khalifa Sall dafay dem ci presse étrangère bi waxee ko fa bu noppee mu ñëw appliqué ko dafa mel ni sax quelque part est-ce que du ma jàpp ni ñoom ñoo ko ni woon par exemple jàppal Karim Wade jàppal Khalifa Sall parce que bu mu mel ne bu ñu jëlee par exemple ci Karim Wade ba muy wax waxu libération yooyu yëpp mais ci chaîne française yi la ko defee Khalifa Sall aussi laata ñuy dem ci présidentielle yi demoon na ci beneen chaîne française di wax probable libération Khalifa Sall donc bu ñu wëlbatiku waatee di wax waxu delloowaat leen ñoom li nga xamante ni moom moo tax ba ñu mën a nekkaat candidat waxaatee ko ci chaîne française man damay jàpp ni que dafa nekk di rendre compte ñi nga xamante ni peut-être ñoom ñoo ko santoon mu def loolu noonu. loolu nag dafa nekk loo xamante ne lu ñaaw la lu doy waar la parce que aussi war nañu mën a fexe ba li nga xamante ni dañ koy wax
mais par exemple naan préférence locale li ñuy naan nañu fexe ba li ñuy jëfandikoo ci réew mi mais ñu koy jëlee ci biir réew mi ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy vendre ces slogans ñoom ñooy wëlbatiku di ñu wan du mépris caractérisé mais ñoom ñoo ñuy wëlbatiku di ñu wan que ñoom lijjantiwuñu Sénégalais yi parce que aussi man lan mooy sama problème Karim Wade ak Khalifa Sall lan la ci France di wut lan moo si yoonu français bi nga xamante ni français la bu ne ci ay problème am ak Macron ak ñeneen ak mbir mais kooku nga koy ñëw di ko wax ay Khalifa Sall mais loolu canal la rek bu mu waxee wax ji mais ça concerne quand même les Sénégalais je pense. waaw mais bu nekkee Sénégalais yi la concerne yaakaar naan Sénégalais bu nekk Fongolé mi boo koy wax ci Khalifa Sall ak Karim Wade mën nga ko waxee ici au niveau de Seneweb wala nga dem ci RTS bi nga xamante ni bokk moomeel la wala nga dem feneen ak feneen mais tey imaginez le contraire Macron ñëw au Sénégal di waxu benn candidat boo xamante ni dafay concerner République française loolu c'est inimaginable mais lan moo tax nag lu valable ci France mënul valable ici au Sénégal. ba noppi ñu ñuy wéy di ñu naan nañu respecté Sénégalais mais pas au Sénégal. ñu wax ci principe li nga xam moo nekk amnistie bi si boppam tey jii vous êtes pour que ñu amnistier kii di Khalifa Sall ak Karim Wade wala non. waaw pour ou contre je pense que ni loolu amul solo mais li ci am solo. mooy en fait dañu nekk di fragiliser suñu justice. te bu nekkee comme ni ñu ko waxee Karim Wade dafa luubal alalu askan bi man waxuma ko Macky Sall moo ko wax justice taxaw fëgg ci table ni au nom du sénégalais du peuple sénégalais le rendre justice ni Karim Wade yore nañu 138 milliards bu ma jumul daal entre 100 et quelques milliards la mais xaalis boobu noonu ba muy génn Sénégal Karim Wade fayuñu ko te dañu ni la justice est rendue au nom du peuple sénégalais mii sa dërëm sama dërëm ak dërëmu keneen donc condamnation boobu noonu buñ ko jëlee bëgg koo neenal xaalis bi nga xamante ni da ci waroon tegu waroon peut-être saafara li nga xamante ne problème hydraulique la saafara li nga xamante ne maa ngi dégg sànq problème cardiologue yi ñuy wax ci Sénégal ci lim boo xamante ni lim bu doy waar la problème de santé publique bi fi am ak yeneen problème yoo xamante ni tey jii xaalis boobu waroon na ko mën a régler bu ñuy ñëwee dañuy niilal loolu mais loolu y a à se poser des questions ci lan moo taxoon ñu jàppoon leen lan moo taxoon tey jii ñu jël xaalisu sénégalais di ci organiser li nga xam ne ay commission rogatoire la di ci organiser ay procès médiatique et médiatisé ba noppi di wëlbatiku nag jël loolu yëpp di ko neenal naan léegi dañuy fexe ba amnistie bi ñëw joxaat la beneen possibilité yow mi nga xamante ni ñàkkoon nga say droit civique ñu joxaat la ko pour nga ñëw nekkaat li nga xamante ni moom mooy ki nga nekkoon loolu kon su ma la déggee incohérence totale la ñu amnistie ay fait mais pas ay nit su ma la déggee bu baax a baax non ñoom loolu nañuy wax mais fait yi nit ki moo koy def fee nit ki moo koy def dañuy wax noonu di jéem a gëlëmal nit ñi di dof-doflu mais fee nit ki moo koy def da nga mës a dégg fee bu ñuy jugé te nit ki taxawul donc bu ñuy amnistier fee yi mais nit ki dañuy amnistier mais bu nekkee fee yi dafa concerné li nga xamante ni deniers publics la comme ñoom nit ñu ko doon vendre ñoom ñoo ñëw ni ñu dañuy xeex impunité moo tax ñu ñëw indi ñu CREI yi parce que dafa am ñoo xamante ni dañu jël ci alalu askan bi di ko fowe mais léegi est-ce que ñooñu ñu nga xamante ni sous le coup d'une condamnation te encore une fois ñu ni au nom du peuple sénégalais nañu rendre justice boobu mais est-ce que war nañu wëlbatiku di ñu naan ñooñu dañ leen di jéggal fee yi parce que dañ leen di joxaat beneen chance. est-ce que am nañ boobu sañ-sañ. mais man li ma si jaaxal mooy ñii ñu wax ne dañ war a bëgg a amnistie ñoom ñaar ñëpp ci côté ñaari camp yëpp ñu ngi dégg ñu naan ils ne sont pas demandeurs par rapport ak lu ni mel kon jàppoo ni am na ndëgg sërëx bu ñuy préparé là-dessus. mais parce que ñoom aussi xam nañu de quoi il s'agit buñ leen amnistier mooy ñoom aussi implicitement dañuy accepter seen condamnation te bu ñu accepter seen condamnation mooy li ñu leen doon toppee ci détournement de deniers publics ci keneen ki bon presque ñoom ñaar ñëpp même chose la caisse d'avance waaw alalu askan bi nga xamante dañ ko jël luubal ko mais ñoom dañuy nangu que ni ñoom ñoo ko def moo tax ñoom ñaar ñëpp boo leen dégg la ñuy wax mooy nañu réviser seeni procès nañu ubbiwaat seeni procès loolu état bi du ko def mais aussi dafa am loo xamante ni nañ ko jàpp bu baax a baax parce que ñoom ñaar ñëpp pour ñu mën a delluwaat ci jeu politique bi il faut que ñu am amnistie effectivement bu nekkul ak Macky Sall dinañ ko am peut-être ak beneen gouvernement bi nga xamante ni moom mooy ñëw après Macky Sall en 2024 te loolu aussi dafa nekk un problème bu nekkee sérieusement dañuy jël yoon di ko sant mu def liggéey ba yoon def liggéey bien que ñëpp d'accord nañu que ci mbiru Karim Wade bi mais simulacre de procès moom moo fa amoon ñëpp xam nañu parodie de justice moo fa amoon mais léegi est-ce que war nañu jël suñuy justice bi ak moyens sénégalais yi xaalis bi nga xamante ni def nañ ko ci ay milliards nañu organiser commission rogatoire ñu xëy suba neenal ko di ñu gëmloo que ni way ay ñii ay affaire de politique wala sénégalais yi war nañ toog di suivre benn agenda boo xamante ni président Macky Sall moom mooy toog di xalaat
di xool nan lay defee ba jéem a fexe ba ñoŋal moom fi mu ne ak ñu koy wut leneen li nga xamante ne mooy préoccupation sénégalais li duñ ko jël en compte. dañuy permettre ñu dugg ci retour PM premier ministre week-end bi ñu génn gis nañ assemblée nationale voté nañ ko presque ci majorité bi yëpp député yëpp accepté nañu ngir ñu dugalaat li nga xam moom moo nekk poste PM mais ñu bëri jàpp ne aussi am na ay ndëgg sërëx yu nga xam te ne am na ci le fait que Macky Sall bëgg andiwaat li nga xam moom moo nekk poste PM lan nga ci xalaat. non poste PM bi moom moo ko supprimé woon dafa xëyoon suba supprimé ko bu ko xëyaatee suba indiwaat ko duñ si bëri luñ si xalaat mais luñ si mën a wax rek mooy contrairement à explication yi nga xamante ne joxe woon na ko moom ba muy supprimer poste PM bi c'était pour régler des problèmes politiques nekkoon na ak Benno Bokk Yaakaar dem nañ si élection présidentielle am na lu mu leen digoon mais il fallait que après moom li nga xamante ni mooy follow-up mu xëcc ci ñenn ñi nga xamante ni diggoon na leen responsabilité mu jox leen ko donc bu garder woon poste PM bi soit dina créer ay frustration au niveau du PS wala de AFP donc il fallait que mu gérer ces problèmes là du ay problème au sein de APR parce que Macky Sall respecté wu la APR mais lu mu doon gérer mooy fexe ba Benno Bokk Yaakaar boobu surtout li nga xamante ne mooy lendemain investiture am Benno Bokk Yaakaar boobu bañ a tas donc pour mu bañoon tas il fallait que mu organiser wu def en sorte que day supprimer PM bi indi ay institutions yoo xamante ne aussi budgétivore que utile ñu jël ay responsabilités wala ay responsables dénk leen ko donc loolu la doon gérer bu ñëwaatee nag ba yaakaar na ni tey jii am na benn confort bu koy permettre mu indiwaat le retour du PM mais dañuy xalaat que ni lu mu defoon ci présidentielle bi lay defaat te man maa ngi ko doon wax laata sax moom muy génn di ko wax di confirmer que ni mi ngi waajal benn ndëgg sërëx boo xamante ni ci ku jógi la jëm parce que poste PM bii nii dafa nekk di ko agiter seulement pour waajal élection yi bu jàllee mu tasaat opposition bi jëlaat ci ngandam kilifa dugal ko ci gouvernement am. justement ci loolu yow dégg naa la ci benn analyse nga ciy wax mu mel ne ku jege sax affaire yi ci Khalifa Sall da nga jàpp Khalifa Sall mën na nekk poste mën na yor poste premier ministre. bu ma lay wax ni la du ma leen ni mën na nekk mais kenn daal la dul nekk ci opposition bi mi Ousmane Sonko mais keneen ci opposition bi mën na xëy suba doon PM Macky Sall après élection locale yi. mais bu fekkee Khalifa Sall exemple kaam wala Karim Wade day gaaw parce que tey jii il faut ñu xanaa ñu dindi seen nu mu tuddee sax ñu amnistie leen et tout peut-être. non poste politique boobu du peut-être loolu la koy accompagner parce que wax na amnistie bi te dina ko def loolu moom c'est sûr. waaw dina def amnistie bi te aussi am na beneen mbir boo xamante ni ñu bëri defuñu ci attention mais presse étrangère boobu française boobu ba mu ñëwee di def interview ñaari nit la defal interview mel ni dafay wax le présent et le futur. donc ñoom d'accord voilà tu veux dire Macky ak Khalifa Sall. absolument donc ñoom peut-être ñi ngi jéem a préparer parce que ñoom booy dem dañ lay wutal koo xamante ni dafay ñëw gérer les intérêts des Français du donc ki nga xamante ne mooy Ousmane Sonko moom amul dara dans son discours lii wane que ni bu fi faloo dina jéem a fexe préserver li nga xamante ne mooy intérêt nasaraan yi donc kooku ñoom dañ koy exclure d'office beneen mbir bi moom président Macky Sall dafa am loo xamante ne da ko tàmmal Sénégalais yi élection yi bu demee bu jàllee ba pare amul wala sax président Macky Sall ba tey amagul candidat bu muy xeexal ci élection moom mooy créer candidat ba ci présidentielle gis nañ ko ki nga xamante ne moo nekkoon numéro 2 wala ki nga xamante ne moom moo toppoon ci moom ci ay en termes de score de résultat mais negate kooku du woon kenn ku dul beneen complice am bu mu doon àndal di waxtaan ak moom di defar moom lépp donc ci local yi aussi jàppal ni coalition yi gën a mag yi am na ci ay pions yoo xamante ni dina leen récompenser bu ñu paree seen i liggéey te récompense boobu après local yi lay doon mooy poste PM boobu xamante ne ajusté mais nee nga tout sauf Sonko mais Sonko tey gis nañ ni mu xaritoo ak kii di Khalifa Sall loolu nga foog est-ce que nekkul aussi benn mbir bu nga xam te ni waruñ ko mën a xalaat. non je pense pas que xaritoo la sax mais actuellement ñoom dañu nekk ci coalition bi seen intérêt mooy fexe ba gagner ay gox ak goxaat gëw ma mu nekk ay affaire de relation personnelle wala relation amicale wala yooyu noonu relation bi opposition moo leen boole pour le moment mais dina dem am na benn période boo xamante ni ay problème de ku nekk lan mooy sa intérêt moom mooy taxaw Khalifa Sall dina am problème yoo xamante ni da koy fekk si parce que bu ñuy tabbee ki nga xamante ni mooy Barthélémy Diaz def comme maire de Dakar mais Barthélémy Diaz il devient présidentiable te Barthélémy Diaz s'il devient présidentiable Khalifa Sall actuellement à l'heure actuelle mënul doon candidat ci présidentielle parce que statut mayu ko mais beneen problème dafay judduwaat ci moom donc moom pour son intérêt
mu dem rejoindre le camp du président Macky Sall ñu jox ko amnistie pour mu mën a delluwaat sur le jeu politique moom moo ko ëppal njëriñ que muy continuer di wéy ci benn opposition boo xamante ni dafay wéy di doon subalterne te rien ne lui garantit que ku mel ni Ousmane Sonko wala keneen ku faloo dina ko defal amnistie boobu donc moom il a besoin des garanties sûres garanties yooyu nag dañuy naan benn tey moom moo la gënal ñaari suba. mën na ko jël par exemple après local yi moo gën muy xaar. benn incertitude ñu dugg ci question troisième mandat bi le président Macky Sall dégg nga lim ci tontu ba tey flou total exactement la ñu gisati ci li nga xam moo nekk réponse am yow est-ce que jàpp nga ni Macky li muy yóotu moo di troisième mandat. non man jàpp ma ko mais aussi pourquoi ñu bëgg jël cadre président Macky Sall di ko teg ci kaw constitution moom bu ko neexee mu wax lu ko neex sa parole n'a aucune valeur juridique j'allais dire aucune valeur sax. pour moi parce que koo xamante ni da nga am une parole instable loolu waxuma ko Idrissa Seck moom moo ko wax waaw d'accord institution boo xamante ni Idrissa Seck bi nga xamante ni moom mooy xaw ma lu mu doonoon ci moom nee na dafa am une parole instable Idrissa Seck moom moo ko wax donc du samay kàddu dama reprendre juste kàddu Idrissa Seck bu ni président Macky Sall dafa am une parole instable alors dama ni parole président de la République même bu amee valeur amul une valeur juridique ba muy doon président taxawul tabu boppam doon président dafa dem taxaw constitution ni ko nii ngay doonee président constitution boobu moo ko ni sa mandat durée bii la sa mandat ci nii nga koy doxalee ak nii ak nii ak nii lii mooy sa charge en tant que président de la République du Sénégal mais constitution boobu moom moo ko ni ñaari mandat nga am jeex na donc loolu moom sax wax na ko nee na li nga xamante ne mooy nombre de mandat bi musul faire l'objet d'une réforme d'une refonte wala waaw musul doon l'objet de réforme li nekkoon l'objet de réforme mooy la durée du mandat moom wax na ko ñëpp wax nañ ko donc dañuy jàpp que ni yow su ma la déggee ci ay kàddoom gëm nga le président Macky Sall ci ay kàddoom yi nga xam jot na ko bee ci avant tey valeur amul benn valeur constitution bi laa gëm constitution moo ne mënu ko doon léegi moom nag beneen mbir bi mën nañ ko jàngatee ci politique mooy président du def lu évident bu ñëpp ñëwee xelam mais pas oublier que ne nee na du def lenn lu nga xam te ni c'est anticonstitutionnel wala antidémocratique par rapport ak mbir yi moom xamul sax li anticonstitutionnel démocratique parce que ba mu fi nekkee ba tey amul démocratie amul constitution mais li nga xamante ni da koy def da koy nëbb à chaque fois bu nekkee ci côté boobu mën nañ jàpp que ni du ko def parce que ba muy def référendum ñu bëri xaaruñu ko woon ba ci local yi sax kenn xaaru woon ci période bii am na yu bëri yoo xamante ni Idrissa Seck yu bëri dafay casser son jeu mais période bii boo xoolee mu ñuy gëmloo que ni ay affaire de volonté troisième mandat ku wax ci loolu mu dàq la pour nit ñi di toog di waxtaan ci troisième mandat boobu man je pense que ni nekkul di ko waajal mais mi ngi prépare sa succession te loolu moom mooy ñëw ci après local yi mooy ci ñi mu nar a tabb kenn ki premier ministre ak ñeneen ñi nga xamante ne aussi dina jéem a defal ñoom alliance parce que foog mu jéem a xool nan lay amee benn retraite dorée commencé na ko ak au niveau de l'UA Union africaine bi nga xamante ni dénk nañ ko mais dañ koy wan ay signal fort ni ko boo toppee suñu ay directives mais loo bëgg ci àdduna bi ba ci jiite ONU sax di nga ko doon mais boo topp suñu directive mais loolu aussi tuuram moo ñëw rek Union africaine moom foog naa ne tuur la Macky Sall tuuram dafa ñëw nekkoon nañ ko fa tabb par favoritisme wala dara mënoon nañu proroger mandat créé mënoon nañu def leneen lu leen neex parce que Afrique dañu nekk mais en fait ay signal la daal lu ñu koy jox di ko wan que Abdou Diouf ba mu paree ci nguuram bañ ko nuwee demal dafa dem te ba mu demee regretté wu ko parce que il a eu à gérer quand même budget boo xamante ni def na 2 fois wala 5 fois plus le budget du Sénégal nekk na ci benn coin te lijjantiwul sax peut-être problème sénégalais donc moom aussi dañ koy nekk di ko wan même signal yi di ko naan boo jëlee yoon bi daal di nga def lii di nga am lii ak lii ak lii mais boo jëlee beneen yoon bi di nga am li nga xamante mooy répression alors si le temps nous le permet j'avais 2 questions pour Pape Matar bii ci wàllum yoon lay wax mu nekk li nga xamante moom mu nekk doxalinu yoon fii ci réew Sénégal gis nañ ñu bëri ci ay activistes ci ay ñu nekk ci wàllum politique nu ñuy ŋàññee ni yoon fii ci réew Sénégal tëddeewul njaaxaanaay exemple barke Demba Ndiaye waa Y'en a marre bëggoon nañ def benn manifestation finalement dañ leen ko gàntal ngir ñu libéré ki nga xamante ni moom moo nekk kii di kilifa mais également bëgg nañ quand même amalaat li nga xam moo nekk marche boobu noonu vendredi bi ñu dëgmal Thier mi ci bokkal ci dossier bi génn na ba tey kilifa mu ngi ci kaso bi nan nga jàppee yoon fii ci réew Sénégal Pape Matar yoon bon yoonu Sénégal damay dégg naan dafa jéngu dafa tëdd Abdoulaye Wade président dafa doon wax ci procès Mamadou Dia bi que xamoon na ni am na ay magistrats debout am na ay magistrats assis mais xamul woon ni am na ay magistrats couchés tey kaddu Abdoulaye Wade boobu dafay ñëw nekkat réalité au Sénégal parce que aussi
dañ la di par exemple liberté provisoire pour nga mun si jot dafay am ay garanties yooyu présenté yaakaar naa ni koo xamante ni musul faire l'objet d'une condamnation ci vol ci meurtre dëkk Sénégal di liggéey Sénégal ses activités nekk au Sénégal kooku kenn gënu ko présenter ay garanties. buñ doon xool par exemple tey ci diggante kilifa mi nga xamante ni musul faire l'objet d'une condamnation. bu nekkul ay attroupement ak ay participation ay manifestations non autorisées ak ki nga xamante ni mooy Thier bi nga xamante ni ci kaso la jóge te dañ ko jàpp ni dafa doon sàcc ñu def ko li nga xamante ni mooy condamnation. man bu ma doon jox liberté provisoire ku musul am condamnation bi laay jox liberté provisoire. Très rapidement. mais bu ñu ko joxee keneen ne c'est parce que aussi yoon moom moo fi amul c'est parce que aussi nu ñu jëlee doon jaay doole di jël ay vidéo jàmbur te aussi foofu ci lu ndaw rek xam na nga yéen a ngi fàttaliku histoire policier bi nga xamante ni ñaar xale yi jigéen dañ ko doon filmer piégé ko jox ko li nga xamante ni mooy xaalis. ki sàqami woon dossier bi. voilà moom la ba ñu demee ci yoon pour condamner policier bi yoon dafa ni te effectivement loolu mooy yoon preuve boo xamante ne ba nga koy jël ba nga koy wut ni nga koy wutee baaxul honnêtul rafetul preuve boobu mënoo ko jël di ko teg ci contre benn deru nit. sans consentement nit ki alors jamono jooju noonu ñu ngi gis ay député yu nga xam te ni ay député Benno Bokk Yaakaar lañ ñu ngi leen toppee ci wàllum passeport diplomatique dégg naa sax le 21 su ma juumul dinañ taxaw ci kanamu juge bi donc day xaw a yéeme ci justice à double vitesse fii ci réew Sénégal Guy Marius Sagna mi nga xam te ni nee nañu dañ koy affecté ca Kédougou nan nga ko jàngatee moom sanction la wala yoon la. non mais Sénégal loolu yàgg nañ ko fi dégg mais même chose ak Téliko Téliko ñi ngi ko sànni Tamba moom ñi ngi ko sànni Kédougou parce que jàpp nañu ni dañuy yàpp Sénégal ñi nga xamante dañ nekk Sénégal oriental dañu yaakaar ni foofu moom ay sénégalais newuñu fa que buñ la waree sanctionné dañ lay jël sànni la foofu ci tàngoor bi si bekkoor bi parce que foofu mais mën nañ ko analyser aussi ci beneen côté ci ban par exemple kenn bañu lu baax juge Téliko ku baax la donc buñ ko yóbbu fu mel ni Tambacounda waa Tambacounda dinañ ci bénéficier wu je pense wala. non bon xam nga moom déjà ministre bi ba muy joxe ay explication dafa gën a enfoncé boppam mais pour wane que ni sénégalais xam nañ sanction la dañ lay jël jéem la isolé bañ nañu ba dañu tabaxoon sax fële ca Kédougou benn prison parce que jàppoon nañu ni Kédougou climat bi tàng na métti boo xamante ni buñ la fa yóbbee di nga yabu ñoom loolu kese moo leen fa tax ñu leen jël Dakar di yóbbu pour isoler leen mais en réalité du leen mais loolu nag dañuy sonal seen bopp parce que tey jii yaakaar naa ni Kédougou soriwul Dakar soriwul fenn mënatoo toog di naan da ngay jéem a isoler nit ki ba nit ki dootul mënati wéy di def ay activité mën na liggéey ba wàcc ngoon ñu woo ko à Seneweb mais mu taal otoom ñëw Seneweb mu war a def manifestation mu organiser kon nag conseil mu dem mu bañ a def li gars yi foog ne dina ko def mu di démissionné bañ na du dem. non je pense pas que mu démissionné parce que moom du koo xamante ni dafay démissionné bu doon démissionné na bu yàgg mettre nañ ko au frigo depuis des années bàyyi ko liggéeyul bon ñu ngi ko doon fay mais liggéeyul deful dara mais taxul mu démissionné moom liggéeyam bi nga xamante ne dañ ko ci formé mu war servir sénégalais je pense pas que dina ko bàyyi parce que dañ koy jéem a sanctionné parce que bu ko defee aussi def leen lu nga xamante ni ñoom loolu la ñu bëgg ku lay déranger kay bu la commencé di wan yenn affaire rek nga gedd bàyyikat mbir bi mais dafay continuer doxal def lu ko neex moom daf leen di déranger parce que bu duggee ci benn hôpital wala bu duggee ci benn structure sanitaire dina fa gis gestion bu calamiteuse boo xamante ni dina ko wax sénégalais yi mais sénégalais yi xam ko yeewu si jële ci li nga xamante ne ay information la donc je pense que ni ñoom dañuy sonal seen bopp te dañuy perdre li nga xamante ni mooy sérénité te boo perdre sérénité da ngay def ay mbir yoo xamante ni à chaque fois au final dafay mujj doon loo xamante ni lu contre-productif lay doon. nga baal ma rek yaa ngi ne ku lay déranger ci benn affaire boo ko bàyyee da ngay am lu bëgg mais paraît-il que yow loolu nga defoon. lan ci comme bu nekkee paraît-il la rek grawul. alors merci beaucoup soxna Aïcha Thiam moom moo nekkoon tey suñu gan Pape Matar di la jaajëfal bu baax a baax ci li nga defoon suñu invitation merci beaucoup sa kàddu gu mujj. looy tàggatoo waaw kàddu gu mujj gi di leen jaajëfal ci invitation bi rek di leen ñaanal yàlla jàmm ak salaam. merci beaucoup. suñu ko mayee est-ce que mën nañu xam ay relation ak Bougane Gueye Dany. Bougane ndar la may ndar donc ay relation yu normal la ñu am sama grand la. il a beaucoup fait pour moi. donc adduna nag noonu la man aw ma ak wax naa ko waxaat ko aw ma ak moom benn problème personnel ba mu fay jugee yàlla xam na ni teguma fa waxuma fa defuma fa. donc liggéey aussi da ngay xool fi nga gën a gisee sa bopp. tey jii bu ma séddee woowoon proposé ma peut-être li nga xamante ni plus que liñ may proposé au niveau de Walfadjri mais Cheikh Niass lu mu doon sama xarit dinaa ko ni mais grand nañ ñaanalante comme yow sa maam wala sa papa kii la donc taal la sa loxo nga ñaanal ma dem sama yoon parce que liggéey aussi da ngay xool na ngay fexe ba gis sa bopp. mais nit ñi nag tey jii dañuy ñàkk culture boobu dañuy dem ba léegi dañuy nekk ci benn zone.
seen zone de confort duñ fi nangu génn. man nag damay bëgg di génn di def ay yeneen défi. parce que aussi voilà àdduna loolu la. je pense que ni comme ay ndaw nañ war nañu mën a xool yenn affaire quitte à ce que sax ñu juum. mais au moins ñu essayer aussi def leneen. am na solo wax dañu lay bàyyi nga tooga na ci plateau bu ñu def suñu dernière rubrique très rapidement avec Rose mu waxal ñu li di buzz bés bi. ci buzz bés